mbokk yi rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili ak seeg yéen ci xibaaru ngoon gi la ca gën a fës def naat bi ñu fàttee Fatoumata Matar Ndiaye ak léegi dossier bi ay mbokkam ni muy doxee neexu leen conseil économique mi ci jéemul dara it bokk na ci li nga xamante ni rafetlu wuñu ko disoo ci wàllu ko politique gi war a tàmbali ci talaata ji président Macky Sall kon àdduna ca fukk ñetteelu édition conseil présidentiel ca l'investissement ca la yëkkee ay kàddoom xam le ni kon boobee dialogue ku mu yitteel mën nga caa bokk ku bëgg a dialogue nga dialogue ku bëggut a dialogue nga dem defi leneen xooli yeneen yoon terewut démocratie dana dox kon ci miim réew jamono joo xamante ni professeur Madior Diouf gis na ni ñëpp a ca waroon a bokk ak li ñu ni moo feeñ ci suñum suuf waxtaanee lu ni mel bis bi àdduna bi jagleel wàllu ko tout tànk tey la ñu koy màggal ñu jox leen ci kàddu gi ñoom xale yi ñu waxal seen bopp la leen yitteel ñu jëlee fi yalwaan gi jamono joo xamante ni ci mbedd yi bari na xale yoo xamante ni ñi ngi fi fanaan nguur gi la mu ca sumboon mu mel ni boobee liggéey des na lu bari campagne ci wàllug ñàkk tout tànk yi juróom-ñeenti weer jàpp juróomi at jëlee fi nga sàkk rubéwal la ñu bëgg ña nga ko tàmbalee kon fële ca caajaay lu ëpp ñaari million ci gone bëgg nañu leen laal ci campagne bi ci dirub juróom-ñaari fan ponk yaa ngoog mbokk yi kon nis tut ñu yaatal ko. te lu nuyu leen rafetlu attendre bi ak télévision Futurs Médias at ci ren bi ñu ko fàttee ci faatu ñaaw noonu la génne àdduna coordonnatrice APR jigéen ña fële ca Pikine moo leen doon jiite chauffeuram moo jëloon bakkanam njabootu ko Fatoumata Matar Ndiaye nag ba tey ji ni yëf yi toll rafetlu wuñu ko rawatina dossier bi ci wàllub yoon waaye it conseil économique nga xamante ni soxna si nekkoon na fa nañu seetaane ci mbir mi nekkut loo xamante ni bu ñu sañoon mu demee noonu Salis Saw fii ci kër gi ci biir néeg bi lañu faatee Fatoumata Matar Ndiaye ci biir néegam moom mi jiite woon soxna APR yi nekkee ci département bu Pikine bi yépp nee ñu chauffeuram moo ko faat waajile boobu ba léegi sax mu nga kaso ba ñuy téye waaye li ci yéeme mooy ne kayit bi buusewut maanaam kenn atteegu ko njaboote ki nga xamante ni moom moo dëddu jàpp na ne am na lu ci lëndëm loo xamante ni kenn nangu leen ko cee wax. mooy problème bi par rapport ak constitution de partie civile bi nga xam ne institution bi mu nekkoon moom la waroon defu ko beneen bi mooy ay lenteur par rapport ak dossier bi yooyu mooy question yi nga xam ne moom la ñu laaj. toll nañ fi nga xam ne ça fait 1 an tey bëgg nañ vraiment dossier bi mu féete boor ñu nekk ci leneen soxna si tëdd ci jàmm tàlli parce que quand même fekkee def nañ ko lu ñaaw liñ ko def nii ñu jàpp ki nga xam ne moo ko defoon même fekkee ki ñu jàpp am na lu muy wax nañu fexe ba yoon def liggéeyam ñun ñu xam fan la ñu féete vraiment par rapport ak dossier. liñ ci ruumandaat ak dikk ci leem-leemee dafa bari ñi nga xamante ni ñoom ñooy jege naale ku dëddu kile nee ñu sax dañoo ragal ñu jël bakkanu ki nga xamante ni nee ñu moom moo ko faat ndaxte ci seen gis-gis kooka dafa am lu ne ca gannaaw du ko tax a def. étant donné que ñu ngi yaakaar ne dafa am ay commanditaire te moom ñu ngi dégg ci yéen sax lañ koy déggee ne moom fi mu nekk actuellement dafa am ay problème de santé ñoo taxoon ñu bëgg yëf yi gaaw rek comme ça balaa leneen di ko ci fekk. ñàkk bakkan bi moom xam nga ne bu ko ñàkkee léegi rek mooy dossier bi dañ koy classé te loolu la ñuy bañ. at ginnaaw jëye ji maanaam ñu faat ko moom responsable départemental soxna yi nga xamante ni ñoo nekkee APR moom soxna Fatoumata Matar Ndiaye njabootam ak i njëgënaaleem dimanche bi bésub ñaan lañ ko jagleel ca këram ca Pikine. fële ca Caaroy Gaar foofee moom askan wi mer ba futt la ñu def beneen centre commercial la ñu ni bëgguñu ko ci juróom-ñaari hectares yi nguur gi joxe ngir ñu tabax fa lu ni mel la ñu xam ne ni jot nañoo jëfandikoo ñett yi la ca des nag Caaroy bi ñu gënal taxaw nañu xam le ni kenn du ko defub marché ñoo amaloon cam ndaje Malal Diallo bokk ca googi kuréel li la dénk suñu ndaw. ñun ku ñu bëgg a dimbali dañu dimbali Camp Thiaroye bi tey ñëpp gis nañ ni hôpital bi ñu fa def non seulement dafa cher waaye du pour waa Thiaroye doomu Thiaroye liggéeyu fa tey bu ñu ñëwee jël beneen centre commercial boo xam ne régime bi fi nekkoon moo ñu joxoon benn ba tey mënta ubbi baaxul ba pare mu jël espace boo xam ne président fi ne woon jëloon 4 hectares gars yi jël 7 hectares ñu foogoon dañuy ñëw ubbi audit pour Thiaroye jëriñoo loolu ñu bëgg indi beneen centre commercial loolu dañ koy bañ léegi nag bañ bi mooy ñun ñëpp dañ nekk benn duñu xeex duñu xuloo
waaye ñun ñoo moom suñu suuf tey gis nañ terre bi nga xam ne moo fi war a jaar injustice dañ ci def régime bi fi nekkoon bu ñuy jël waa Guédiawaye jëli gannaaw raay dañ leen jox 40 000 francs mètre carré tey ñu bëgg ñu jox ay 19 000 duñ ko nangu injustice beneen mooy nga ñëwaat bëgg a jël suñu suuf kenn xamul loo ci def 3 hectares nga bëgg a def centre commercial mais yeneen 4 hectares yi nga xam ne dañ ko jox ville de Pikine luñ ciy def. mais loolu kan moo ko piloté. loolu c'est le président de la République moo ko validé te ña ko andil ay lobby yu koy nax la comme ni ñu naxee président Wade bi fi nekkoon lépp loo xam ne muy projet bi nga xam ne mooy centre commercial bi bis bu ko validé na xam ne Thiaroye wan nañ ko gannaaw Thiaroye danañ jàkkaarloog moom. jege si boori Pikine ak Pàcc Lambaye foofee lakk ga fa amoon lu ëpp 3000 mètres carrés kon ci wàllu woowu jàpp nañu ni bari na loo xamante ni kon mënees nañu wax sax ni ña fa nekkoon yëpp gaa ñi ñàkk nañu ko jamono ji nag ña ca seen biir defaru moo di ñi yëngu ci wàllu ko ferraille Abi Faye. bayal bu ne yàmbalang lépp naax saay ndax lakk gi ca Pàcc Lambaye bu Pikine forkati ferraille yi ñoom waxatuñu dara. bi mooy 3e charrette. charrette bu nekk ñaata nga koy jaayee. ça dépend ci peese bi rek. kilo ferraille bi tey ñaata la. bu dee xot bi 100 kii la 75. bu dee luur bi 100 bu manqué kii ñaar dërëm. su ma soxla kay moom gars yi 150 000 la dinaa ko am fii moom dëgg na parce que lu ma perte moom ëpp na loolu. ku ci nekk di ci gis boppam te it koomam di gën di yokk. naa boobu ay 210 kilos prix de 100 francs. prix 200 francs nga am ci. oui 210 kilos. 210 kilos kon ñaata xaalis. muy 21 000. muy 21 000. affaire bi de dañoo gis ñu la ko wax dëgg parce que fu ñu nekk nii neexul kenn quoi waaye xam nga nag ferraille bi parce que suba bu léegi camion yi dañ koy for pour sànni ko fële Mbobos. léegi ko sànni foofu itam ay nit ñoo ko for parce que ñoo tax suba bu léegi ñu bay fii ñu koy foraat moo tax ñu nekk fii di foraat suba bu léegi. ñëw ngir xettali ay waajuram yu ñàkk seeni alal ci lakk googee ndaw mi amul beneen pexe lu dul di fore ay feeraay ngir dabu. sama papa la ay xaram yëpp dee nañ fi ay matériel yu bëri ay bëy lépp yoroon na ko fi. léegi yow sama papa matériel am lu ma yàqaloo fii rek ay millions la. lakk gi xew ca Pàcc Lambaye teewul forkati feeraay yi di profité ci li ni mel ngir am lu ñu yóbbu seeni kër yi mu mel ni li ni mel ab mbégte la jur ci ñoom naamit doon la leen gënal bi leen lakk yóbbu ay millions ci suñu koppar lakk googee waral yenn ci gox fii ci diwaanu Ndakaaru amuñu woon ndox te itam courant mu jee fa coupé. ca barab ba nag bari ñoo xamante ni ci làngu politique yi doxantu nañu fa ñuy nimiku yenn saa it bokk ci seen i jëf yenn xeetu événement yi rawatina sax ci wàllug diine ñu fay def yenn déclaration professeur Mbaye Thiam ni dañuy faral di yëkkati kàddu yoo xamante ni du béréb ba ñu ko war a yëkkatee dañ koy waxta foofe du fa ñu ko war a waxee keneen ko ca joxe xalaatam Momar Jongu moom it jàpp ne yenn saay sax la ñu fay wax ci boppam moo fa dul am place Alassane Ba Papa Sangone Mbaye. historien bi daanaka def na seetlu wi ci woy politique yi comme sénégalais yu bëri itam nuñ ko defee jàpp na ne nag li ni mel ñaawlu na ko ay jamono yi nga xam ne naqar la wala bànneex ñu koy exploité def ko wàllum politique. dañoo seetlu ne depuis bien longtemps bu gàmm Tiwaawan jotee wala gàmm gu mënti doon ci réew mi bu màggalu Tuubaa jotee bu dëj amee bu mét amee depuis bateau le Joola ba ci lakk gi mujj bër ci démb ci buntu Pikine ñi politique ci réew mi ñi ci ëpp wala boog ñu bari ci ñoom dañuy daw dem fa bu ñu génnee wax politique rek la ñuy wax la leen fa yóbboon duñ ci wax. li ma jàpp seetlu ko te mu feeñaat ci mbiru Pàcc Lambaye bi mooy suñu way politique yi moo xam ñi nekk ci kujje gi wala ñi nekk ci nguur gi dañuy faral di def bépp événement xew-xew bu am boo xam ni presse bi ŋàbb na ko ba coow li jóg nit ñi bàyyi ko xel ñu daw ut si fa li tax ñu koy def nag mooy bëgg ñu ràññee leen donc loolu moom ñi nekk ci kujje beeg ñi nekk ci pouvoir bi yëpp dañ koy def. événement yi ni mel nag doon ab opportunité ci jamono ji wante nag dañuy faral di gis ne message yi ñu fay génnee dafay génn cadre waxtaan wi li war a nekk nag solos communication politique danaka doon lu ñuy fàtte wala sax xamuñu ko. li ma mën doon xaar wax dëgg yàlla ci way politique yi mooy direction bu mel ni direction de la protection civile
parce que lu weesu pàkku làmbaay bii bu Pikine bi lakk am na boo xam ni fa mu nekk xëy na moo gën a sax doy waar muy bi nekk Lamine Gueye te daanaka pàkk làmbaay yëpp ñoom bokk ni ñu bindoo ak ni ñuy doxalee donc jàpp naa ni waram nañ faa dem pour xoolit ñooñu ni ñu toogee. waaw réew mi politiciens yi moomuñu ko ba di fi inventé ay mode de fonctionnement yoo xam ne suñu société nanguwu ko suñu société dafa am ay valeur bu nit nekkee ci tiis deele wala mu yàqule da ngay ñëw defal ko waxtaan ak moom ngeen ànd ñaan wakkirlu ci yàlla ak yonent bi wala beneen diine bu ngeen gëm ngir loolu bañ a amaat réew mi xasante moo fi nekk ak ŋàññante ak wax loo xam ne sax nit ku yiw war ko mën a génne ci làmmiñam. ñu dellu si waat seen xel moom la ñaar ñi ñu tàllal suñu micro digal woy politique yi. Alassane Ba député opposition bi moom doxalinu président assemblée nationale la ñu rafetluwul ne nañ dafa leen lanka jox document bi soxal mbalaanal Kirlaay Khalifa Sall de l'immunité parlementaire bi ci wàllu woowu nag ne nañu lii du loo xamante ni kon cërëm la Mamadou Diop Decroix la ñu dénkoon seen ko kaddu ci ne jamañto noonu amal pa farañing këyit yi nga xam ne moom la procureur bi bind ba tax mu bëgg ñu yëkkati malaanum kiiraayu Khalifa Sall ñun dañu ne nañ ñu jox këyit yooyu nu jàng ko ci sunu teyu bakkan ñoom nee nañu këyit yooyu mënuñu ko joxe nee nañu dañuy ragal buñ ko joxee mu siiw Khalifa Sall ci boppam ndax ginnaaw kuréel gi bala muy war a mën a wax dara ci assemblée bi dafa war a déglu Khalifa Sall waaye Khalifa nga ci kaso ba ñu ne léegi kon lu ñuy def xanaa mënunoo dem ca kaso ba naan dañuy déglu ji Khalifa mbaa ay alkaati indi fii Khalifa ne pour ngeen déglu ko lu ñuy def ah président bi nee na kon léegi nanu delloo mbir mi ministre de la justice comme moom moo nu bindoon ne dañoo bëgg ñu yëkkati malaanum kiiraay mi waxtaan nañu ba toll fi léegi delloo nañu ko ne ko kat ginnaaw ma nga ca kaso ba te dañ ko war a déglu yow seetal na nuy def. ngeen ci wàllu kuje gi kon xam le ni duñu jam seen tànk ci diisoo bi war a tàmbali suba nguur gi nag moo ko woote président Macky Sall addu ca ci ubbiteel fukk ak ñetteelu édition conseil présidentiel ci wàllu investissement la ko xamle mu ni daal bu sañoon ñëpp teew ca waxtaanee lépp waaye ku ca ne nekk am nga it sañ-sañ boycotté su la neexee mu jàpp ne dañu war a respecter liberté nit ñi bu ñu bëggul dialogue ak gouvernement bi libre nañu xool yeneen i voix dialogue bi nag ci boppam danañu ko def te xam nañu ñoom naka la ñu koy defee ku bëggut a dialogue bu la neexee it nga bañ faa teew xooli ji leneen du tere démocratie dana dox ci miim réew président Macky Sall waxee noonu boobee dialogue professeur Madior Diouf gis ni baaxoon na ñëpp kon bokk ci rawatina réew mu ñu naan pétrole ak gaz mi ngi fi feeñ waxtaanee ko pencoo ko balaa ëllëg yeneen i mbir di ca feeñ ñu teelu ko ci micro Pafara Ñinga bu war la bu war a am la bu am njëriñ la ndax ay réew yoo xam ne yii seen koom-koom ca kanam xëy na dina yokk bu baax a baax la ca gën moo di yi ko yor moo di doomi réew mi juboo ndax doxalin bi yomb doxalin bi du may kenn ñuy dugg ci indi ay noonu indi ak féewaloo. bisub tey bi ñu jagleel wàllug tout tànk yi àdduna bi yëpp di ko màggal ñu jox leen kàddu gi nag ñoom ci seen bopp ñu wax la leen yitteel fii ci réew mi bokk na fi yalwaan gi daal di dakk waajur yi it am ci wàll Habib Faye. ndaw ñi ñoo fas yéene doon léegi seen ambassadeur yi bopp ngir xeex seen ak seen yelleef ci société bi gannaaw bañ leen tàggatee ci yenn ci këru taskatu xibaar fii ci Sénégal ci ndimbalu UNICEF ndaw bu ci nekk da nga fas yéene taxaw ngir jàppale sa morom. di ko conseillé woon ko yoon bi nga xamante ni moom la ndaw mérito. ñëpp xale la yoo xam ne dañoo toog si naaj bi tàng jër sol ñu dàll yëre ñu sol baaxul. nekk na lu baax parce que dina tax ñu xam xale yi lan lañ bëgg. ñu gën lañ impliqué ci programme télé yi parce que gis nañ ni que programme télé yi ay affaire mbër lañ fiy wax.
Fatou Fall ak Aminata Seck di ñaari ndaw yu ñaawlu bu baax yelwaan gi fii ci mim réew. bu ma gisee ay xale yoo xam ne dañu nekk ci mbedd bi di yalwaan ñii ñi nekk mécanicien ñu xam ne mënoon nañ nekk école jàngi parce que ñoom ñëpp am nañ ay rêve bu ñu màggee bëgg nañ nekk dara ci seen àdduna. ay enfants protectrices lañ kon yoon lañ jox ñu baat bi nga xamante ni ñu dañ ko mérito pour suñu moroomu xale yi gis seen bopp. autorités yi ak waajur yi ñëw ngir dooleel ndaw ñooñu di woo gouvernement bu Sénégal ngir mu gunge xale yi ci xeex mi. journée mondiale de l'enfance jàpp nañu xale yëpp am nañ droit pour s'épanouir pour bañ a taxawaalu ci mbedd mi dem école comme tout le monde. merci jërëjëf. kon gëm nañ ni mbir la boo xam ne en 2017 waratu fi am war na fee jóge te pour mu jógee il faut ñu sot ko rek mooy mën a tax ñu fexe ba xale place am dellu ca l'école ba. seen baat li tax mu war a mën a feeñ. ndax xale moo mën a xam li moromu xalem di dund xale yi ñoom ñoo xool seen morom yi doxee tànku neen ci mbedd mi. bëccëg gi ñu jagleel ko ndaw yu àddina wërngal këpp ndaw ñi ku ci ne taxaw tëmm ngir xeex sa ak sa yelleef ngir rek ñu mën leen ko delloo. lii ñuy sàkku nag nguur gi sumboon nañu ci ab xeex jëlee xale yi ci mbedd mi dakkal yalwaan gi waaye mel na ni boobaak léegi yëf yi moom sotti ci wàllu woowu jafe na directeur protection promotion des droits de l'enfant ñoo ko Baye Diouf foo xam le ni ralentissement am na ci wàllu woowu Cheikh Hassana Fall Pape Sangone Mbaye. ñu mel ne talibé yi fees nañ dell ci mbeddum Dakar yi at ci ginnaaw nguur gi lancé woon campagne ngir génne xale yi ci mbedd mi ngir dakkal yalwaan gi tamit ab campagne boo xam ne sénégalais yi moom gis ne amul benn njëriñ. mbir mi tolluwul fenn lu muy naxasaay na rek parce que ñi ñu jël yëpp ñu ngi ci mbedd bi encore amul njëriñ bu amul njëriñ kenn kon xale yi duñ nekk di traîner waat fii. dañoo ne woon xale yi lépp luy talibé wala lépp loo xam ne nga nekk ci tali bi di taxawaalu nguur gi dala fiy jëlee mais dañoo gis ni. loolu ba léegi dañu fi. dafa ñuy suuf si ñun sax suba tey li mat ay 10 taalibe daañu ñëw ñu sarax leen ay ak mag yeeg ñooñu ak borom ñi taxaw ci feu rouge bi dañuy fees dell si kii bi moom doucement par àjjuma si jàkka yi ñu fees dell. kii di directeur promotion des droits de l'enfant jàpp ne ay yéex ñoo ci am te muy joxoñ baaraamu tuuma yii la responsable. man mun naa wax ne dafa taxaw. amoon na ci ay résultats nag yu am solo yoo xam ne askan bi yëpp dañ ko rafetlu woon mais ñu dem ba ci biir am ay aussi ñoo xam ne mosu dugal seen loxo te ay ministères yoo xam ne dañoo am ay mission yu leen état bi jox ci wàllu aar xale. li ci yokk tamit mooy koppar bi nga xam ne moo waroon accompagner programme boobu waaye koppar boobu ba tey dafa ñëwagul. Niokho Baye Diouf jàpp ne solution bi lu yomb la. ñu def waxtaan boo xam ne forum national lay doon ku nekk sa taxawaay nga wax ko ku nekk aussi la nga xam ne mooy ñagas ci mbir mi ci liggéey bi ñu jël ko lay ko ba vraiment ñëpp àndandoo méngoo ci benn kàddu boo xam ne su ci taxawee li nga xam ne tey moom lañu teg suñu ndodd xale yi wax dëgg yàlla te jaaduwul mérité wuñ ko tamit yàlla wuñ ko mu mun fi jógee. ñaar fukki fan ci weeru novembre gi ñu nekk bés bu ñuy màggal ci àdduna wërgal képp xale yi mu nekk bés boo xam ne amalagul benn njëriñ taalibe yi xam ne ñoo ngi ci mbedd mi te di jànkoonteel bés bu yàlla sàkk ay jafe-jafe yu dul jeex. ñeneen ni xale fexe ba aar leen ci wàllu wér-gu-yaram jàngoro yi ngas ji rougeole ak rubéole campagne vaccination bi ci nguur gi tàmbali kon tey jii la door fas yéene dem ba juróom benni fan atum 2016 daaw téeméer ak ñeent fukk ak juróomi xale am nañu feebar bi te loolee mënoon naa ñàkk su fekkoon respecté nañu xeeti ñaq yu ni mel campagne bi nag bëgg a laal gàtt-gàtt lépp ñaari million ci xale ña nga ko lancé ca Caajaay Cheikh Anta Diop. fii ci Caajaay la ñu doore campagne bi nga xamante ne dañu ko jagleel ñàkk yi nga xamante ne moom la ñu fas yéene ñàkk tout tànk yi ngir xeex jàngoro ji di ngas ak seexandoom kii nekk directeur cabinet président de la république nekkit maire ab Caajaay ñaax bu baax askan wi ñu taxawu tout tànk yi ñàkk leen ndaxte jàngoro ji de jàngoro ju yéeme la te mën naa gàllankoor wér-gu-yaramu tout tànk yi. ñun nag kontaan nañu bég nañu ci lii nga xam ne yaa ngi koy commencé di liggéey. commencé lancé campagne bi fii ci Caajaay campagne nag wax naa ko léegi yemul fii rek ñu ñëw solo ay yére door ay t-shirt door ay casquette def ay pancarte bu ñu paree nag dem dellu suñu kër yi mel ni dara xewul campagne bi une semaine lay durer campagne bi pour vacciner suñu ay doom lañu campagne bi pour def rattrapage la kon nag na ngeen ci jóg na ngeen am fulla am fayda xam ne xale yi amu leen lu leen gën ngeen jël leen ci semaine bii yóbbu leen ci poste de santé yi yóbbu leen ci centre de santé yi ñu dem vacciné wu
parce que loolu mooy sunu ndam loolu mooy sunu devoir. jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu wér-gu-yaram gis ne li mu fekk ci caajaay de dal na xelam ndaxte askan wi ñoom ñëpp takkul nañu ngir ñu gën a ñaax yaay yi ak papa yi ñu dimbali bu baax seeni tuut tànk yi fexe nag ba campagne bi jëm ci wàllu ping yi nga xamante ne moom la ñu fas yéene ping tuut tànk yi ñu am ci ndam. fagaru balaa ngay faju bondog rougeole ak rubéole nekk na feebar yoo xamante ne day faagagal xale mais boo jógee nga dem def vaccination say doom danañu aaru en tout cas waa Caajaay dénk nañ leen mbir mi waa Caajaay dénk nañ leen xale Caajaay mais parents Sénégal yépp dénk nañ leen xale Sénégal pour que ñépp vacciné wu bon nag nañu taxaw aar suñuy doom parce que suñuy doom ñoom ñooy Sénégal ëllëg. campagne bi door nañu ko mu fas yéene am juróom-ñaari fan jàpp ñaar fukki fan ba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru novembre bi lu toll ci 2 millions tout tànk daañu leen ping xale yi ñoom xam nañu bu baax li leen di xaar te it ñaax nañu yeneen waajur yi ñu yóbbu seeni doom ñu ñàkku ji. théâtre bi ñu amal de gindi na bu baax ñi nga xamante ne teewoon nañ ci ndorteel campagne bi. mbir mi soxal gën a am juróom-ñeenti weer ba ci kon juróomi at leneen ci wàllug xibaar gaz beeg pétrole bi ñuy wax ni feeñ na ci réew mi nu ñu ko mën a def gérer ko ba du ci am benn coow conseil économique social et environnemental ñoom ñoo ca génne kon benn téere joxe ci seen xalaat ak recommandation yoo xamante ni jàpp nañu ni bu ñu ca jaaree askan wi dina ci gis boppam te nag du fi indi benn jafe-jafe ëllëg Pafar ñu ngi ci leeral. xalaat bi ñoom ñoo ko wote ñi nekk ci conseil économique social ak environnemental waaye nag am ay dànkaafu yoo xam ne teg nañ ko ngir ñu taxawal ab loi d'orientation lépp daal di leer. ñu liggéey def ay recommandations yi nag li ñu ci mën a wax mooy bëgg nañ mu am loi d'orientation boo xam ne ça va être loi d'orientation sur les hydrocarbures loolu mooy njëkk et puis li ñu mësoon am yëpp ci code de l'environnement code douanier code de la marine code pétrolier code des mines loolu yëpp ñu tënk ko article ci nekk ak convention yi nga xam ne Sénégal signé na ko ak bitim réew ñu tënk ko dajale ko boole ko ci benn loi d'orientation bindaat aussi loi bi loolu lu am solo la. ni ñuy jëfandikoo nag meññeef yi nga xam ne moom moo feeñ fii ci sunu réew loolu secteur privé bi war nañ cee gis seen bopp bu baax ngir mën a doxal tamit plan Sénégal émergent. il faut ñu waxtaan ci mbiru njàng ak qualification pétrole nekkul ne ay géologue rek la ak ay pétrochimiste ak ay chimiste déedéet dafa am leneen am na ay logisticien am na ay plombier am na ay foreur am na yeneen métiers yoo xam ne même am na sax ñoo xam ne dañuy gérer la robotique et les transferts d'information loolu aussi comme diaspora bi am na ñu ci am xam-xam ñu ngi leen di wax ñu ñëw fi. conseil économique social environnemental gis na ne tamit faaw ñu bàyyi bu baax a baax ci wàllu tàggatu gi jëm ci li nga xam ne moo nekk yooyu les ressources. foog ñu créer une base logistique boo xam ne dana permettre secteur privé national am ci doole li ci wax local content terme anglais la mais bu yónnee nag foog ñu am ci ay avantages yoo xam dafay leer transparent li tax ñu ne aussi bëgg nañ citoyens yi def ko seen i moomeel constitution bi wax na ko daa mais ci doxalin bi bëgg nañ contrôle citoyen bi exercé wu ba nga xam ne lépp luñ ciy nas lépp luñ ciy dox lépp lu ciy contrat lépp luñ ciy jëlee ñu mun ko partager. boobu la conseil sax fàttewuñ ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ca biti réew war a bokk ci bile mbir naka noonu gone yi nga xam ne ëllëg ñoom ñooy ñëw seen i intérêt tamit wax nañ ko ci biir bile document. tàggat yaram ak fukki ñetteelu édition open bu golf fii ci Sénégal benn Ghanéen moom moo ci jël ndam li sénégalais yi féete kon ci juróom-ñaareelu place bi daal di sàkku na ci kilifa yi ñu gën leen bàyyi xel jëriñ ju ñu dénk wàllu ko tàggat yaram diggee 100 millions ngir defaraat terrain golf bu kon Technopole Pape Fara Ñing Younous Diatta ñoo teew woon ndaje ma. Ghanéen bii di Vincent Torga moom moo gagné Open bu Sénégal ci wàllu golf at bi am 283 points ci compétition boo xam ne dafa métti woon lool diggante mag nigérien bi ak ki nga xam ne moom moo ko gañoon at bi le passé di ivoirien bi mu am 288 points nigérien bi am 286 points cérémonie bi nag tax ñu wax ci tamit li nga xam ne mooy seen gàllankoor. ñun ñi di yore golf bi dañuy def suñu li ñuy def xaaruñu kenn nee na nag moom léegi dafa bëgg a ñëw dugal ci loxoom bu baax
dugal ci loxo bi mooy dafay jox subvention ñu def tournoi boo xam ne autorité yëpp dañuy ñëw beneen bi mooy jàppale pour defar terrain golf yi parce que su amul ay terrain yi doy nit ñi duñu mën a def sani ay compétition ba nga am doole. Technopole aussi mu nekk terrain bu ñu amoon bu doon golf boo xam ne ndox mi jël ko léegi ñu war ko defaat ministre bi nag nee na engagé na état bi que ñoom dinañ ci taxaw defar ko. Open boo xam ne ay sponsor am na ko golfeur yi ñëw loolu tax nag ministre des sports ci teewaayam ne yeneen fédération bi danoo war a xool ci golf ni ñuy doxalee moo tax dina am jàppale bu mu leen di defal. président nag buñ la tegee ci bopp kuréel dafa am initiative yoo xam ne yow yaa koy jël pour gën a jaay li nga xamante moom lañ la jox muy discipline bi nga yor moom mu ngi ci moo tax ren nee nañu dinañu ko jàppale pour que mu créer beneen compétition bu mel nii tudde ko neneen ba nga xamante ne autorité yëpp dinañ mën a génn ñu ubbil ko ñëpp mën a seetaan ba xam ne mbiri golf nekkul mbiri ku am xaalis wala ku ñàkk xaalis question bëgg sport bi la fekk fi matériel bi mën ko def loolu aussi bëgg nañu ko souligner di ko wax ne dinañu ko jàppale aussi ci terrain technopole bi suñu amee dossier technique bi rek dinañ ci góorgóorlu ni ñuy planifier stade yeeg yeneen ñu fexe commencer outil solution par rapport ak loolu nga xamante ne dina tax golf gën a développé ci Sénégal. naam am na mbégte ci juróom-ñaareelu place bi nga xam ne moom la jël moom sénégalais bi nekk njëkk ci naataangoom yi waaye nag li mu bëgg mooy ñu gën leen jàppale. bëgg mooy nañu jàppale professionnels yi sénégalais mënuñu ñu circuit bi fu ñu dem dañuy dajeex ñoom mënuñu ñu mais problème de moyen la parce que kii ñëw loger ci hôtel loger ci nekk ak billet d'avion am ñëw tranquillement kooku amul problème ñu ngi ñaan daal vraiment ñu jàppale les professionnels peut-être xëj na tey ci man la tombel mais maa ngi wax Sénégal ne leen à partir de lundi dinañu commencer entraînement yi pour préparer Open 2018 incha allah. ñetti fan ñu amal ko ay jongante diggante Dakar ak Saly tournoi beneen nag dinañ ko amal lu yàggul dara ministre des sports moo xam ne lu mel te moo ciy dugal loxoom loolu nag ñu nga xam ne ay kilifa yu mag fii ci réew mi ñoom tam dinañ ci ñëw jàpp ci bile xeetu tàggat yaram. nga ko fii kon ci wàllu golf bi la ñuy tëjee xibaaru 19h30 20h rédaction bi dina dellu si bu boobaa ci kàllaama nasaraan ak Cheikh Tidiane Diaw jërë ngeen jëf.